li ci gën a fës muy dogal yu xalif général des mourides sa màggalu Porokhane ak màggalu Mbàkke Kajoor dàq na leen ba déwén ndax tolluwaay mbas mi di coronavirus ci réew mi tolluwaay mbas mi ci réew mi juti tànge ci kuréelu jàngalekat yi di G20 ñu xam ne feebar bi mën naa law ci l'école yi ndax nguur gi jëlal matuwaay yi war tax ba dàq ñu soobu ci grève coow ci hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye gannaaw bi ñu dàq ay hygiénistes yi fa newoon directeur ba ne képp ku bëgg a dellusiwaat fokk nga da ngay nangu sàmmonteeg sart yéen fa tëral tàggat yaram football jàmbaar nekk léegi pay ci championnat bi gannaaw ndam lu ñu am démb ci kanamu Mbour Petite Côte 2-1 di ñaari bal ci benn yaatal gi ci sport weekend lay doon mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su dee ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. Amady Ndiaye moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak mbas mi di coronavirus nga xamante ne mi ngi law ci réew mi waral sax ba xalifa général des mourides jël dogal daal di dàq lii di màggal bu Porokhane ba déwén ndax tolluwaay mbas mi bañ feebar bi law beneen dogal tey bu mu jël mooy dàq tam Mbàkke màggal bu Mbàkke Kajoor nga xam ne ci weer bi sax waroon am boobu tamit dàq lañ ko li ko waral daal mooy feebar bi tolluwaay wi ak bañ wàllante gi leeral ak Mouhamed Diop. bi Serigne Bassirou Mbacké Porokhane ci turu comité d'organisation màggal bu Porokhane di génn di wax xibaar bi daanaka ñu bari ñoo ngi ko doon xaar muy toxal bu ñuy toxal màggal bu Porokhane bi nga xamee ne jàppoon nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bii di ñëw Serigne bi yokk ci ne xalif général des mourides moo jël ndigal bi yeggee ko comité d'organisation bi ngir xeex bu ñuy xeex coronavirus bi nga xamee ne jamono ji dafa mel ni dafay dellusiwaat bu baax a baax ci biir réew mi beneen màggal boo xam ne dañ koy toxal muy màggal bu Mbàkke Kajoor bi nga xamee ne ñu ngi ko jàppoon fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bii di ñëw xalif bu Mbàkke Kajoor di Serigne Moustapha Mbacké moom tamit moo def annonce bi niki tey ci ngoon muy nag ay annulation màggal di ay événements religieux yoo xam ne yu am solo la ci yoonu murit waaye nag li nga xamee ne moo ko waral di li nga xamee ne mooy coronavirus bi di gën a lëmbewaat bu baax a baax ci réew mi nekk nag décision yoo xam ne kilifa yi yor wàllu kër docteur rafetlu nañ ko bu baax a baax Mohamed Diop Touba RFM. Mohamed Diop des ba léegi ci wàllum coronavirus maire bu Ndar moom nag taxawal ay comité de veille et d'alerte foofa ca fanweer ak ñetti koñ ya nekk ca Ndar li ñu ci bëgg nag mooy waxtaan ak délégué de quartier yi fexe tam ñu dugal seen loxo ci xeex bi su ko defee ñu daal di xeex mbas bi dañ koy déglu moom Mansour Faye maire bu Ndar ci micro Mohamed Nabisila. parce que lii nga xam ni muy mas bi dellu si waat fii ci Sénégal ci dellu si boo xam ni nu mu wàlle nit ñi ak ci wàllum faatu yi ci am dafa doy waar te dafa metti bu ñu toogee te jóguñu dana xaw a doy waar donc loo tax ma woote waat les 29 CEVA yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Ndar te délégué de quartier yi jiitu leen ñoo leen kat toog ñu waxtaan ban taxawaay li ñu mën a am pour xeex lii parce que il faut ñu xeex il faut ñu dem guerre contre la pandémie il faut ñu xeex ko bu ñu koy xeex lu du sotti mooy fexe ba indi askan bi pour que ñu am conscience que ni feebar bi am na que ni ñëpp lay dal day dal ndaw di dal mag waaye ci ñu mu gën a aay ci mag ñi la gis nañu ñu ci ñàkk seen bakkan lu fi nekk te bu ñu dee seetaan boobu ñun ñëpp on est des responsables bu baax bu ëllëgee daañuy layeeg suñu borom dinañ toog seetaan mais léegi la commune dafay génne ay moyens dañuy dox ci biir quartier yi sensibiliser woo nit ñi ay réunion toog waxtaan ak ñoom moo xam ne ci école bi nekk ci biir quartier bi la moo xam ne ci jumaa ji nekk ci biir quartier bi la moo xam ne ci jàkk ci biir quartier bi la wala marché bu nekk ci biir quartier bi. ñu nekkoon Mansour Faye di maire bu Ndar ñu fàttali ne lu soxal mbas moomu sax naka démb fukki nit ak ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan mu nekk nag gulet nag bi feebar bi duggee ci réew mi ak léegi ca centre bi nga xamante ne foofu la ñuy traité ñi amee coronavirus ci Guédiawaye di dalal jàmm foofu nag coow am na waraloon sax ba ay liggéeykat yu fa newoon fan yi ñu weesu ñu daal di woon sóobu ci grève ngir nag seen anamu liggéey ñu daal di koy xoolaat waral nag ñu daal di leen di woon dàq fi mu toll ni nag directeur ba nee na ñooñu ku ci bëgg ñëwaat liggéey foog da ngay na monteeg sàmmonteeg sax yi nga xam ne noonu lañu tëral ci l'hôpital ba Moussa Sam Daaf mooy directeur bu hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye ñu déglu ko ci jokkoom ak Sall Sow. li ñu jàng sax ci seen mouvement de grève boobu mooy du hygiéniste yëpp am na ci juróom yoo xam ne daal daanaka ñoo jëloon en otage ñeneen ñi rek ma bëgg a xabal leeral askan bi encore une fois que hôpital Dalal Jàmm yoralul dërëm ay hygiéniste yooyu duñu ay contractuel hôpital ay agent de la Croix-Rouge lañ bi ma leen defee ay proposition ñu ne ñoom duñu nangu loolu wax dëgg yàlla ñun aussi
en tant que responsable mënuñu bàyyi suñu centre noonu jël nañu ay disposition jël ay nit commencé woon leen di leen fay pour ñu liggéey bi ba ñu gisee loolu nag amoon na ñoo xam ne déposé woon nañ fa seen demande ci la ñu woo gaañu ne leen bon là comme yéen a ngi fi woon am na ñu fi nekkoon te bëgg liggéey ci hôpital bi ku fi bëgg liggéey léegi en tant que contractuel de hôpital suñuy condition di la ñi bëgg dellu si waat nañu liggéey waaye ñu bëggul dem nañu ñu remplacer leen donc loolu moom mooy situation bi ay fàttali ne nag ñi signé contrat cette fois-ci signé wuñu contrat en tant qu'agent de la Croix-Rouge bu ñu xasee ba signé contrat ay contractuel hôpital la ñuy doon donc dañuy mën a respecter discipline ak réglementation ak organisation bi nga xam ne teg nañ ko ci biir hôpital buñ ci tënkoo xayrul buñ ci mënul tënku bon ñu def comme ñu gérer leen comme ni ñuy gérer personnel rek ñu bàyyi leen ñu dem ñu continuer suñu liggéey bon daanaka ca lañ ma wax fanweer ak juróom la ñu woon daanaka fanweer yi ñu ngi mu nekkoon moom Moussa Sam Daf directeur hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye wax ba léegi mbas mi ak li ñu ñàkk sàmmonteeg digle ko docteur ci l'école yi loolu nag mooy gis ci G20 ne nguur gi deful nag benn jéego ngir nag mucc élèves yi ak jàngalekat yi waral sax ba nee neen loolu bu wéyee lii di mbas mi mën naa dugg baax ci l'école yi te bu boobaa nag dina jur jëya waral nag ba ñoom waa G20 dàq ñu sax soo bu ci grève ci fan yi di ñëw dañ ciy déglu seen njiit Mamadou Mbaye Tamba ci jokkoom ak Salif Sow. prévu si waxtu wu néew parce que fu mu ne nii mën ñoo xaar ci lu yàgg parce que ministre bi si boppam balaa ñuy ubbi école yi le 12 novembre 2020 moo ne woon ni dañuy respecter protocole sanitaire yi ak protocole pédagogique bi mais fu mu ne nii si école yi dara nekku fi te école nag dafa dajale boo jëlee téeméer yu nekk si population sénégalaise bi maanaam quart bi moo fa nekk te loolu danger la bu fekkente ne aaruñu école aaruñu jàngalekat yi aaruñu élèves yi loolu mooy lan dafa tekki ni aaruñu famille yi aaruñu parents d'élèves yi te loolu danger la li si yokku mooy mesures yi doo jël benn bàyyi beneen lépp ngay jëlaale en même temps il faut quand même mu am li ñu naan mesure concertée et coordonnée doo jël école wala lenn rek nga ne couvre-feu bàyyi école yi bàyyi transport public muy dox n'importe comment te nga defee yaa ngi à population bi loolu mooy dañu defee ne dafa tiital nit ñi da tax na école moom bu fekkete ne mesure bi ministre bi jëlul mesures yi si lu néew fan yi néew jëlul mesures yi nga xamante ne comme ni nga ko diglee ak nit ñi mesure protocole sanitaire ak protocole pédagogique yi dinañu dinañu woo jàngalkat yi ñu grève si boobu wàll rek parce que simplement pour protéger élèves yi la pour aar élèves yi pour aar jàngalkat yi mais aussi pour aar population bi parce que lu yenn du école kër yi lay fanaan loolu moo tax il faut alerter balaa muy ëpp loxo on est presque à 4 millions d'élèves boo si boole li nga xamante ne presque 100 000 enseignants mais loolu lu dafa bëri. mu nekkoon Mamadou Mbaye Tamba di njiitu G20 di mbootaay gomb ay kuréelu jàngalekat des ba léegi njàng mi ak mbas mi le ministre bi dénk wàllu njàng mi nag bëgg l'école yi ñu sàmmonteeg dicté ko docteur waral sax ba masque yi fi mu toll nii bëgg na nit ñi ñu koy sol lu toll ci téeméeri junni ak fanweer ci masque nag dañu koy jox l'école yi su ko defee ñu mën a aar seen bopp ci mbas mi. leeral yeeg Aliou Bandel ñan ci Fuuta ci waxtu bi nga xamante ni jàngoro yi coronavirus mu ngi wéy di gën a law ci biir réew mi nii jàngalekat yeeg seen élèves yi nekkee woon kat dafa doyoon waar ab relâchement waaye itam ñàkk sàmmonteeg mesure barrières yi taxoon na ba ñu gën a bëri daaw bu ñu tëddee duñu nelaw waaye nag ci réaction bi nga xamante ni ministre bi yore wàllu njàngale mi am na ko tey jii mun nañu jàpp ni ab xarkanam bu bees dina kon fës ci secteur jàngale fii ci diwaanu Matam Mamadou Talla mi nga xam ni dafa siiwal ab circulaire di fàttali gaa ñi war a sàmmonteeg mesure barrières yi rawatina ci yabal na fii ci région bu Matam ci masque yi ñu jagleel mboolem l'école yi Mbaye Babou mooy inspecteur d'académie fii ci région bu Matam. li nga xam ni mooy dotation nouvelle bi yegg si di 130 000 masques nga xam ni ministère de l'éducation jox nañu ko dee daan si taxaw pour mu dem ci école yi dem ci collège yi dem ci lycée yi léegi nag li may ñaax inspecteur de l'éducation et de la formation yi proviseurs yi di ko ñaax principaux yi di ko ñaax directeurs yi ak enseignants yi élèves yi mooy nañu takk suñu ay masque ndax takk masque léegi nekk na obligation waruñu négliger takku masque bi war nañ ko jël def jox ko fulla jox ko fayda li nga xamante mooy mesure barrières yi di lavage des mains distanciation yi éviter yenn regroupement yi dans l'espace scolaire nañ ci taxaw. gannaaw réaction bi tukkee ci seen jëwriñ bi leen jiite lépp lu jëm ci wàllu jumtuwaay bi yombal raxasum loxo mu ngi nekk ñuy redéployer ci mboolem école diwaan bi mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. RFM rajo askan wi.
8h tegal fukki minutes wax lu soxal wàllum politique ak coow lu am ca Touba Mbacké diggante kilifa yu bokk gis-gis di parti Pape Diop ki nga xam te ne moo jiite parti ba jamono ji foofule di Cheikh Abdou Bara Dolly moom nag ñenn ci militants yi daal ñoo koy dingat ne nag na leen abal ndaxte liggéeyul dara ngir parti bi jëm kanam foofule ca diwaanu Touba ak Mbacké Marema Diop. kilifa yu parti bi di bokk gis-gis jamono ji fii ci diwaan bu Touba ak Mbacké ne xóotuñu ñu ne sax élection locale yi di ñëw bu dee Cheikh Abdou Bara Dolly moo nar a nekk ca bopp ba ñoom dinañ bàyyi parti bile Cheikh Niang di responsable bokk gis-gis. ñëppi responsable ñi ngi jóge ci département bi ak commune ci àll fii laa leen ko waxee bis ni ki tey département Mbacké bépp ci sama tur parce que jox nañ ma seen carte Cheikh Abdou Bara Dolly bis bu ko Pape Diop jiitalee ci liste fii ci département Mbacké ñun waa bokk gis département bépp danañ battre campagne sanctionné liste bi local yii di ñëw ma surte parti bépp a ngi fii ànd ak say nawle di leen néewal doole di leen galgal foo toll di leen wane tekkiwu leen dara loolu nit ku koy def jëroo amoo référence. ñuy woo seen njiit Pape Diop mu jël ay responsabilités am lu ko mooy lu mu yaakaarul dina am ci parti bi fii ci diwaan bu lee. buy wax sa tudd Pape Diop du tudd bokk gis gi mana rek lay wax président Pape Diop képp lañ xaj ci gannaawam moom la ñuy àndal liggéey ànduñoo keneen dañoo def assemblée générale pour xamal président Pape Diop Cheikh Abdou ay wor lalal ci suuf mi ngi lay waaj a coup d'état sa parti lay nangu parce que responsable yi ku jox mun la àndoog man Pape Diop nga àndal loolu ku ne dégg na ko ku ko woo mun la wool Pape Diop liggéeyal leen moom ngeen di liggéeyal soo nangoo rancé wu ci gannaawam nag mu yëkkati la ci kaw nit ñi mais 5 millions yi président Pape Diop mayoon ci élection yi ne yéen waa bokk gis laa ko may dama koy laaj 5 millions yooyu ko Pape Diop mayoon ñu wax suñu 5 millions fu mu dugg loolu laay laaj. responsable yooyu nag amaloon ab assemblée générale ngir waxtaanee ëllëgu parti bi ginnaaw bi ñu nemmeekoo ab bàyyiku bu rëy fii ci département bi lee Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema Diop kooku ñu tuumal nag di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké RFM jokkoon ak moom waaye nee na du nekk fii di tontu tey ñooñu nga xam ne gis na ne sax duñu ay responsable parti bi te nag moom du leen di tontu ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi koy dingat wàllum politique ba léegi ca Goudomp ñi nga xamante ne ñooy kilifa politique yu coalition benn bokk yaakaar bëgg seen i jafe-jafe nguur gi daal ci saafara tax nag ñu daal di koy tënk ci bataaxal jébbal ko njiitu réew mi bokk na ci nag wàllum courant wàllum tali ak yeneen dañ ci déglu koy jiite benn bokk yaakaar ca diwaanu Goudomp Moussa Boxum ci micro Max Click Company. ñun pare nañu tey pour accompagner le chef de l'État quelle que soit la situation donc tey député yi ñëw nañu am na yeneen maire yi manqué woon tey ñëw nañu ñoom ñëpp ñëw nañu gis nga leen responsable essai ñi ngi fi donc di leen wax ni encore une fois tey ñëpp a signé ñëpp a d'accord ne bu donc tey nekk nañu benn te aussi proposé nañu benn mémorandum ñëpp a lire nañu mémorandum bi ay indi nañu seen suggestion et jël nañu suggestion yëpp en compte te mémorandum boobu incha allah rabbi dañ ko jébbal président de la république ni ñu wax ci mémorandum bi mooy wàllu piste de production ay électrification mais également dans le cadre de l'éducation santé yooyu yëpp wax nañ ci mais wax ci tuuti rek mooy suñu cadre yi département de Goudomp am na ay cadre am na ay intellectuels nañu jàppale ñu am poste de nomination Goudomp depuis 2012 musuñu am poste de nomination 2012 ba léegi donc ñu ñaan président de la république mu defar ñu nomination parce que compétence yi yor nañu ko mën nañu yor tey poste ministériel mën nañu yor tey n'est-ce pas poste DG poste PCA etc parce que mérite nañu ko aussi Goudomp aussi département la commune département ñëpp ci Sénégal donc loolu bu weesoo 2017 recevoir nañu audience te ñu ngi ñaan encore audience ci moom pour ñu mën a waxtaan parce que baax na aussi président de la République muy toog di waxtaan ak militants yi surtout département de Goudomp mu jàppale ci suñu politique bi aussi donc maa ngi koy ñaan loolu aussi pour mu jàppale ni tegsi ci xibaaru tàggat yaram sport weekend ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne. mbokk yi dalee nag jàmm ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne mu féetee ci micro bi ci machine gi Matar Samb wàllu football la ñu koy daal di door rek championnat bu Sénégal Ligue 1 bi ñu ngi doon amal seen deuxième journée jàppale nag jàmbaar gu Saly jamono gi moom moo féetee gëm ci bopp raw gàddu gi la ko waral moo di dafa daal di tegle ñaareelu ndamam ci gile compétition daal di daan ñi di waa Mbour Petite Côte Aline Badara Balde moom moo jot a dugal nag ñaari bitu équipe am bi di jàmbaar bu Saly ñaari tali tamit jot naa football daal di mujj am ndam ci diggam ak ñi nga xam te ne ñoo di waa AS Douanes ñaari bal ci benn la ca des nag ci jogante danañ ko daal di yeggali ni ki dimanche gi 16h30 ci stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor Casa Sport ak Ndiambour bu Louga ñoo fay daal di tase ca Denis Biram Ndaw diggante Génération Foot lay daal di doon ak stade de Mbour stade Alassane Djigo AS Pikine di fa dal ñi di waa Union Sportive bu Gorée ca stade Lat Dior bu Thiès diggante Snaps Excellence bu Thiès ak Teungueth Football Club stade Amadou Barry diggante Dakar Sacré-Cœur ak Jaraaf bu Dakar lay daal di doon.
Ligue 2 bi itam daal nañu door seen i jongante seen deuxième journée ci wàllu jongante ci samedi gi Guédiawaye football club moom dafa fekki Union Sportive bu Ouakam daal di ko daan 2-1 1-1 diggante EJ Fatick ak Sonacos bu Bawol ci stade Massène Sène gannaaw ba match bi jeexee nag ki nga xam te ne moo di Mame Niang di entraîneur bu huilier yu Sonacos am na ay kaddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko. point bu ñu jël point bu baax la point bu positif la wax dëgg yàlla aussi xëy na li ñu préparé woon ñun bi ñu ñëwee ba ci biir terrain bi gis nañ ko ci dans les 25 premières minutes mais bu ñu demee ba à la 25 minutes gis nañ suñu équipe wax dëgg yàlla mu xaw a am ay jafe-jafe tuuti ci côté replacement yeeg yooyu ak ci marquage bi ba loolu moo tax ñu permettre équipe égyptique bi doon jël mën a asseoir son jeu au niveau du milieu de terrain gagné bataille milieu de terrain bi pour que wax dëgg yàlla jéem ñu indi ay jafe-jafe waaye wax dëgg yàlla aussi yàlla baax na ba défense aussi défense baa ngoon en place à chaque fois bu ñëwee rek dinañ def danañ indi seen kéemtalaay kàttan indi seen xel ak xalaat yu bëri pour mën a récupérer ballon pour mën a relancer waat donc jafe-jafe yooyu daal na parce que ñun aussi bu ñu fàttee ne dañuy doog a ñëw te football joueurs yi toog temps bu yàgg footballuñ loolu aussi day xaw a métti ñu ci deuxième journée bi beneen bi aussi mooy li ñu constaté mooy am na ci yoo xam ne gisoon nañ ne commencé nañ di sonn xëy na li ko waral mooy heure bi nga xam ne dañ ko avancé match bi yóbbu ko 16 heures te boo seetloo toog dafa xawoon a tàng tuuti te loolu aussi mën na indi ay jafe-jafe tuuti mais néanmoins wax dëgg yàlla xale yi ay jàmbaar lañ góorgóorlu lañ ci match bi def nañ seen kéemtalaay kattan ba dal jël point ndam bi demul ndam dikkul. ñu daal di wéy ba tey jox leen résultat jongante yi Duc ak Renaissance bu Dakar dañoo daal di match ñu niki samedi gi noonu itam diggante Amitié FC ak ñi di waa Demba Diop bu Mbour li ci des nag ci wàllu jongante ñeel ba tey Ligue 2 bi danañ ko daal di yeggali niki dimanche gi ci bu 16h30 jotee ci stade Mawade Wade ca Ndar Linguère bu Saint-Louis di fa taseek ñi di waa Port stade Fodé Wade bu Saly diggante Kër Madior lay daal di doon ak Thiès FC altine nag la ñoo fas yéene jeexal yi lay jongante ñeel ba tey Ligue 2 bi stade Ibrahima Boy 17h30 diggante Africa Promo Foot lay daal di doon ak ñi di waa Jamono bu Fatick. gaynde yu Sénégal di kade yi toll ci moins de 17 ans ñoom nag ñu ngi doon amal jogante xarito niki samedi gi ca Rabat seen diggante ak Algérie loolu yëpp nag di waajal li nga xam te ni moo di tournoi qualificatif bu Coupe d'Afrique des Nations Sénégal nag moo ca mujj am ndam benn bal ci dara seen but ki ko dugal moo di Ibou Sané nekk ca Génération Foot ñu daal di waxtaane geneen championnat moo di championnat yi ci biti réew di championnat bu France d'abord ñu ngi seen 19e journée seen jogante yi nag daal nañ ko amal niki samedi gi Girondins bu Bordeaux dafa daal di am ndam ñaar ci benn diggante mag ñi di waa Lorient Olympique bu Marseille moom dafa fekki Dijon ci dëkkam waaye dañoo mujj match nul 0 but partout Lens daal di ñàkk ci diggante mag Strasbourg benn bal ci dara seen but ko dugal waa Strasbourg moo di doomu Sénégal kii di Habib Diallo 1-1 diggante Metz ak ñi di waa Nice Monaco daal di tër yu metti sax ñi di waa SCO d'Angers ñetti bal ci dara Montpellier ak Nantes daal di def match nul 1 but partout Lille moom féetee jamono gi si ñetteelu place bi dafa fekk Nîmes ca dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara Paris Saint-Germain moom mu nga féetee si ñaareelu place bi benn poñ dox ci diggante ak Lyon féetee ci place bu njëkk bi ci classement bi Paris Saint-Germain moom dafa daal di am ndam niki samedi gi ñett ci dara diggam ak ñii di waa Brest Reims daal di am ndam lu yaa diggam ak Saint-Étienne ñetti bal ci benn Boulaye di doomu Sénégal nekk ca Reims jot naa dugal ñaari but bokk jamono gi ci meilleur buteur yu championnat bu France ren moom mën naa am lu mu rëccu ndax jekk woon na lool ngir mën a am ndam ci digganteem ak Lyon mu nekk 2-0 laata nag Lyon di égaliser Lyon nag jamono gi moom moo féetee ci place bu njëkk bi ci classement bu championnat bu France benn poñ dox ci diggam ak ñii di waa Paris Saint-Germain. ca Espagne ka fa ràññeeku moo di Lionel Messi ak Antoine Griezmann ñoom ñaar ku ci nekk jot naa dugal ñaari but permettre seen équipe di FC Barcelone daal di am ndam ñeent ci dara seen digg ak ñi di waa Granada ci samedi bi ñi nga xam te nag ñoo di waa FC Barcelone jamono gi ñu nga féetee si ñetteelu place bi ci gannaaw Real Madrid mi nga xamante ni moom dafa daal di match nul niki samedi gi diggam ak Osasuna 0 but partout fàttali nag ñi di waa Atlético Madrid ba tey ñi ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi ñoom nag donte sax seen match jotuñu ko football seen diggante ak ñi di waa Bilbao ndax neige bi nga xamante ni nemmeekoon nañ ko ca stade googule la ca des nag ci jogante ñeel ba tey championnat bu Espagne danañu ko daal di kon bokk yeggali niki dimanche gi Serie A moo di championnat bu Italie ñu ngi seen 17e journée Milan AC ba tey di wéy di nekk ci bopp place bu njëkk bi ñoom nag dañoo daal di am ndam niki samedi gi seen digg ak ñi di waa Torino ñaari bal ci dara Genoa daal di am ndam moom itam digganteem ak Bologne ñaari bal ci dara Benevento moom Atalanta bu Bergame da ko fekk ci dëkkam daal di ko daan ñeenti bal ci benn
benn la ca des nag ci jogante danañ ko daal di yeggali niki dimanche gi AS Roma ci bu 11h jotee 11h30 dana taseeg ñi nga xam te ni ñoo di waa Inter de Milan AS Roma ma nga féetee si ñetteelu place bi Inter de Milan féetee si ñaareelu place bi ñetti poñ nag moo daal di dox seen diggante Napoli bu Kalidou Koulibaly féetee si juróom-ñaareelu place bi ci classement bi 14h dana fekk Udinese ca dëkkam Juventus de Turin moom ma nga féetee si juróomeelu place bi ci dimanche gi 19h45 diggam ak Sassuolo lay daal di doon. championnat bu Allemagne Leipzig moom dafa daal di lajj jël place bu njëkk bi foqati ko sax si ñi nga xam te ne ñoo di waa Bayern de Munich la ko waral nag moo di ñoom dañoo daal di ñàkk seen digg ak ñi di waa Borussia Dortmund ni ki samedi gi ñetti bal ci benn Haaland jot naa dugal ñaari but pour équipe am bi nga xam te ne jamono gi ñu nga féetee si ñeenteelu place bi Bayern de Munich moom na ma leen ko waxee mu nga féetee ci place bu njëkk bi donte ajuma gi sax ñàkkoon na ci diggante mag ñi nga xam te ne ñoo di waa Borussia Mönchengladbach ñi di waa Bayer Leverkusen ñoom ñi nga féetee si ñetteelu place bi daal di nañoo match nul ni ki samedi gi seen digg ak ñii di waa Werder de Brême la ca des nag ci wàllu jongante ñeel ba tey championnat bu Allemagne danañ ko daal di amal niki dimanche gi FA Cup ca Angleterre ñu ngi woon seen 32e de finale ci jogante ñu doon amal samedi gi ñu mën see lim ndam bi nga xam te ne Everton am na ko ci diggante mag Rotherham ñaari bal ci benn Stoke City moom Leicester ko fekk ci dëkkam daal di ko daan ñeenti bal ci dara ñii di waa QPR Queen's Park Rangers ñoom dañoo daal di ñàkk seen digg ak ñii di waa Fulham ñaari bal ci dara Arsenal mujj am ndam ci diggante mag ñii di waa Newcastle 2-0 Manchester United daal di daan ñii di waa Watford bi Ismaïla Sarr benn bal ci dara. ñu daal di dellu suñu réew waxtaane wàllu basketball ak ubbite saison bi ci wàllu góor ñi bopp moom dafa daal di am ndam ci diggante mag Saint-Louis Basket Club 72-68 Duc daal di am ndam ci diggante mag Rail bu Thiès 89-65 Douane daal di mujj am ndam ci diggante mag ñi di waa Sibac 67-46 ci wàllu jigéen ñi nag bopp dafa daal di ñàkk ci digg mag ñi di waa Saint-Louis Basket Club 71-37 la ca des nag ci wàllu jongante dana ko daal di yeggali niki dimanche gi kon boog mbokk yi fii lañ koy daal di yemale Sport Weekend Cheikh Tidiane Diagne moo féete woon ci micro bi ci machine bi Matar Samb di ko jaajëfal di rafetlu sa ànd ak rajo Futur Média. ñu koy jaajëfal moom tamit Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi foofu nañu yem ci xibaar yi nes ñu dafa pàttali ci li ci gënoon a fës. El Hadj Ndiogou Diène. muy dogal yi xalifa général des Mourides màggalu Porokhane ak màggalu Mbàkke Kajoor dàq nañ lañ ko déwén ndax tolluwaayu mbas mi di coronavirus ci réew mi tolluwaayu mbas mi ci réew mi jur tiitaange ci kuréel jàngalekat gi di G20 ñuy xam ne feebar bi mën naa law ci l'école yi ndax nguur gi jëlul matuwaay yi war tax ba dàquñu soobu cib grève wa coow hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay gannaaw bi ñu dàqe woon ay hygiéniste directeur ba xam ne képp ku bëgg a dellusiwaat fokk nga nangu sàmmonteeg sart yéen fay doxal tàggat yaram football jàmbaar nekk léegi pay ci championnat bi gannaaw naw li mu am démb ci kanamu Mbour Petite Côte ñaari bal ci benn di 2-1 mu nekk